ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñiy suivre chaîne bi di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey dañuy ñëw ci sujet boo xam ni depuis des jours moo lëmbee àdduna muy liñ naan Dubaï porte-à-porte yi waaye bu yemoon ci yeneen réew sax ñu ne waaw donte bu doon loolu sax war nañ ci mën a artu ngir yenn ci suñuy sœur yi nga xam ne lu leen yóbbaale dafa yomb ñu moytu te xam ni xaalis jarul yenn yi mais non seulement muccuñ ci. waaye ndekete suñuy doomi réew dañ ci laale ba jamono ji ñoo ngi wax lupp juróom fukki xale yu jigéen yu bàyyi ko Sénégal te ñu tudd leen ci jëfu xeebu yi am Dubaï maanaam ñuy jaay seen bopp ñu leen di booleeg ay tuut tànk pour ñuy jàngee ci ñoom sëy ak i mala dem sax ba di leen defloo yoo xam ni ëpp naa nettali ci mpénc même bàyyi ma yi jombale nañ ko seen bopp. loolee nag fu mu tàmbalee moo xam recrutement yi ak li ci topp lépp. gëstu nañ ci daan ci ñëw waaye depuis lors méthodologie lañ doon wut maanaam buñ ciy wax leeral ni du bépp jigéenu Sénégal buy dem Dubaï rek danga fa nekkee naka sulul noonu am na ñu fa nekk ak seeni borom kër te doxuñ ci caaxaan am na ñeneen ñu fa nekk itam di fa daan seen doole bërkat yi démb Mame Makhtar Gueye bu Jamra mi ngi partage benn jigéenu Sénégal bu jàmbaarte nekk foofu ñu naan ko Chantal Evelyne Sidibé daan doole dafa nekkee di jaay ay produits locaux yu bàyyi ko Sénégal donc képp kuy wax ci thème bi rek te sa baat mën a yegg fu sori leeral yu ñu mel dina ci am solo ngir ñu bañ a généraliser maanaam ku ñu dégg ni day dem Dubaï rek ñu ne ca ñooñee la bokk am na ay liggéeykat ña fay dem di taxawaalu xam nañu leen mooy xale yu jigéen ñi nangul jàng nii xam-xam ni métier nanguñ liggéey nanguñ sëy bëgg vivre dans le luxe. bëgg dawal oto mbaa yor téléphone yi gën a cher te malheureusement suñu médias yi érigé leen en modèle di leen invité ci plateau télévision yi ñu dem ba am audace sax di saaga suñuy imam di leen tuumaal ndax topp seen bànneexu bakkan ba yenn ci xale yu jigéen yi gën a ndaw jàppee leen royukaay di leen toppandoor ndax foog nañ ni ñii lu ñu nekkee garaawul ndax ñoo ngi leen di invité ci plateau télévision yi yépp ñuy wax donc loo gis dafa am fu mu tàmbalee ba tax na ñu bëgg dugg tey fi mbir yi dooree. benn mooy système de recrutement bi naka la naar yi di cibler xale yu jigéen yi ak xale yu jigéen yi ñoom itam stratégie bi ñuy utiliser pour espérer passer ay vacances Dubaï ci seen langage ñu koy wooye mbaal daan ci ñëw ak benn exemple. lépp nag di xewee ci yenn plateforme yi particulièrement nag Instagram mooy réseau bi démarche yu bari di amee mooy réseau préféré naaru Dubaï yi ak xale yu jigéen yi bëgg ku leen mbaal loolu lépp daan ci ñëw étape par étape. déjà Dubaï porte-à-porte mooy lan buñ koy tekk ci nu mu gën a simple mooy wanagu yóbbaale ma yi tubaab naan ko toilette mobile suñuy jigéen la ñuy woowee ay douche yóbbaale maanaam ay naar yu nekk Dubaï doon ne alal ju baree bari ci seeni baay baa seeni maam lu ci ëpp nag di xaalisu pétrole ci gàttal dañoo yor ba doyatuñ dara seen xaalis lu dul fo ak cakaay tey boo jëlee ci wàllum football particulièrement Europe rek exemple la. ci 6 grands championnats de football yi gën a mag li fa Émirats arabes unis muy réew bi Dubaï bokk investir ci xaalis moo xam ci sponsoring ak yeneen amul beneen réew bu ko fa def ci àdduna bi. nga jël itam club yépp li mu dépensé ci xaalis ngir jënd ay joueurs en Europe diggante 2011 jàpp 2020 ñoom waa Émirats arabes unis ñoo ko moom muy Manchester City plus de 2,80 milliards d'euros boo ko doon xayma ci franc CFA muy lu ëpp 700 milliards di dem dépensé nañ ko ci ay joueurs. te mënuñoo fexe ba jël trophée bi gën a prestigieux en Europe muy Ligue des champions teewul xaadewuñ lii seulement exemple bu leen di jox la juste pour misaal leen fi ñuy toll ci yàq ak puukareewu ak topp seen bakkan lu mu leen jaral donc xam nga koy dépenser lii te ba tey amoo résultat yi nga doon séntu jël quelques milliers de dollars ay miettes jox koy xale yu jigéen pour di leen defloo yi fi mala du dara ci yow noonee nag la ñu jëlee ñun suñuy xale yu jigéen. tuddee leen ay wanagu yóbbaale douche yoo xam ne dañ leen di jëlee dëkk ak dëkk soppi leen ay bàyyi ma di leen defloo naka sul noonu léegi naka la marché bi di demee ci la ñu ñëw pour que parents yi bàyyee seen doom yi jigéen ñi nekkee nu mu leen neexee Instagram TikTok wala Snapchat mel ni ñu bàyyeekowul ci kër ñu xam exactement lan moo xew mais aussi yenn vulgarité yi ñuy wane ci seeni photo ak seeni vidéo lan mooy projet bi lan lañ ci jublu. li ñu war a xam mooy naar yi demuñ ci réew kenn di wuti jigéen
ñoom fa ñu toog la ñu toog di cible jigéen yi méngoog ñoom li ñuy wër li wolof naan ni la uude gisee rek la lay ëwlee. benn ci méthode de ciblage yi mooy dafa am des statistiques yoo xam ni dëkk bii di Dubaï la concerné mooy yenn ci recherche yi ëpp yi naar yi di seet ci internet mooy escort girl Dubaï ba escort Dubaï terme yu ni mel. escort girl nag boo ko déggee mooy jaay sa bopp bu ñu xaw a rafetal maanaam jigéen boo xam ni dafay def na ko sulul noonu mais du ko assumer du coup da koy rafetal naa escort girl la dañ koy soxla déplacer ko dëkk ak dëkk mu mel ni jabar wala coro pour benn durée bu délai bi passé ñu fay ko mais diggante boobee lépp lu ne sañ na ko sekk ki nga xamante ni moo ko jël. donc lii la ñuy jéem a rafetal naan ko escort girl naaru Dubaï yi terme yi bokk na ci li ñuy gën a recherché li ñuy gën a seet ci internet bi. léegi jigéen ñi comprendre réseau bi ak ni muy fonctionner ndax ñoom ñëpp xamante nañ seen biir parce que ñooy daje Dubaï comprendre nañ code yi ku ci jaayu da ngay mentionné hashtag bi nga xam ne mooy escort ci sa photo mbaa sa vidéo comme li naar yi di wër liñ naan ko bëgg fu mu fanaan ak kuy wër ko wétali. su ko defee naar bi il suffit que mu tàppe li mu bëgg bu ñu jëlee réseau social bu ci mel ne Instagram daal di koy proposer les meilleures publications de ce fait mu jël ki mu soxla en message privé pour une éventuelle invitation à Dubaï. waaye nag comme que du bés bu yàlla sàkk la ñuy am ay prétendants ñoom xale yu jigéen yi am na ci ñoo xamante ni ñoom ñooy wër naaru Dubaï yi sur Instagram ak mboolem réseaux sociaux yi ñoo leen di contacter directement. lii par exemple benn conversation la waxtaan boo xam ni benn ci naaru Dubaï yi moo ko partagé ak benn média anglophone comme quoi que ni yenn saa yi xale yu jigéen yi ñoo leen di wër di créer le premier contact ak ñoom. parce que si xale yu jigéen yi bokk ci réseau yi ñoom seen biir concurrence moo fa am concurrence maa lépp lu ma voyagé concurrence maa lépp lu ma dem Dubaï seen bopp yi wax dëgg fa yàlla li ci nekk bariwul. donc da leen di jaral ñoom ñu dem sax saraxe seen bopp ci àll bi. ci réew moo xam ne respecté wuñu àq ak yelleefu doomu aadama daañu ñëw léegi ci danger wu dem Dubaï nii rek te liggéey yóbbuwu la fa mbokk yóbbuwu la fa vacances yi tam ci sa coobare bopp ci sa alal yóbbuwu la lu dul dem jaay sa bopp encaissé ñibbi si waat yenn danger moo ci nekk bu weesoo yi fi bàyyi ma yi ñuy defloo yenn xale yu jigéen yi. donc def ci am ñoo xam ni bëgg dem Dubaï da leen di jaral ñu contacter directement ay naar créer waxtaan pour mën a am invitation. bu situation bi créé woo nag ba ndaw si envoyé photom ak i vidéom waa ji daal di peese xool ba xam neex na ko léegi ñu tàmbali négocier. ci discussion bi bu ngeen seetee waa ji mi ngi proposé xale bu jigéen bi naan ko boo bëggee ñeenti fanu vacances ma fay la 10 000 euros 10 000 euros boo ko doon convertir en francs CFA dafay nekk plus de 6 millions de francs CFA. mais d'après suñu recherche bu dee ay vacances yu gudd par exemple ay semaine de vacances à Dubaï ñu invité la fay la. payoor bi mun naa dem ba $30 000 mbaa lu ko ëpp 18 et quelques millions de francs CFA. léegi nag ñoom naar yi lan moo leen jar lii donte ay 6 millions ak i 18 millions du dara ci ñoom parce que nee naa leen ñoo ngi yàq ay milliards ci yeneen domaine tamuñ ci benn résultat mais lan la ñu jublu ci lii. yàlla suñu borom moo xam lu tax mu teruñu mbon rawatina njaaloo ndax le fait que doomi aadama bi tàmm ko di ko def dëkk ci. da koy xiirtal ci yeneen jëfin yu bon yu gën a ñaaw lu xel mosul xalaat maanaam di jéem a relever ay défi foofu nag la ñenn ci naaru Dubaï toll fo nañ ba atteindre yenn sommet yi léegi seen instinct animal dem na ba soppi leen ay bàyyi ma te yëguñ ko tey boo xoolee ñu bari ci xale jigéen yi ñuy invité di leen woo soxlawuñ leen nee naa leen turu porte-à-porte yi mooy wanagu yóbbaale maanaam jigéen yi daanaka ay mbalit lañ. ba tax na dañ leen di booleeg léegi ak ay gëléem ak i xaj ñuy seeg ñoom am na xale yu jigéen yoo xam ni naar yu ndaw yi booy yi am 12 jàpp 15 ans toll ci l'âge de la puberté lay leen di booleel pour gonek naar yi jàng ci ñoom nu ñuy sëyee. leneen li moom daanaka jotul sax ciy jaaraat dégg ngeen ko xanaa ñu wormaal ko dañuy sax tuur dugub ñoom xale yu jigéen yi ci seen kaw lu ñaaw a ñaaw. lépp ndax lan ñëw Sénégal di jaay jomba ñaaw te mosoo liggéey. jàngoo kenn xamewula coono ku wax nag ñu ne da ngaa soxor nday ma ko liggéey maanaam objectif yi mooy voyez-moi gis leen ma boo xam ni fii la yem da ngay dee yóbbaale yéen wu diis woo xamante ni doo xam foo koy yennee. maanaam dëgg bi mooy concurrence bi yenn xale jigéen yi nekkee ci réseaux sociaux yi maa ëpp lii maa am lii te yoruñ seeni wajur yoruñ
lii lañu war a bàyyi ku leen di conseil di leen wax dëgg te waxoo leen lii da ngay juum doomi aadama da ngay doylu te bañ a roy ba dàq bañ itam toppandoor wala di yóotu loo xamante ni du yow amoo ko say wajur amuñu ko. te beneen mbir bi ñu bëgg daanelee te muy wone am fit gu yenn xale yu jigéen amee fit mooy réew yi ci mel ni Dubaï ak yelleefu doomi aadama melu fa comme ni mu mel ci yenn réew yi malgré taaruwaay bi luxe ba fa nekk. même ña fa dem di daan seen doole ci lu wóor lu lew doon fay doxandeem seen droit en tant que liggéeykatu étranger taxu koo demee noonu en plus liberté d'expression ñu tooñ la nga taxaw kaas ñu fajal la sa soxla en tant que ku bàyyi ko bitim réew boo seetee ay génd la fa. léegi nga gis ay xale yu jigéen yoo xam ne liggéey yóbbuwu leen vacances ñibbisiwaat yóbbuwu leen lu dul benn saay-saay bu soxla ku mu soppi mala moo leen di éviter te xamuñ la ñuy fekki buñ leen rayee sax ñooy perte ñoo ñee jógee dëkk ak dëkk rien que pour xaalis boo xamante ni jaru ko boo koy lekk doon góor sax war nga am tuuti loo yëg sa yaram lii fit gënu koo rëy. li ci des nag waajur yi la pour ñun gis sa doom rawatina jigéen xëyul gontul lu dul exposé yaramam ci internet bi matin midi soir boole kook yor téléphone bi gën a cher di dawlooto bu solo ci kaw ba ci suuf boo ko xaymaa ay millions la rax ci doole muy dem ak a ñëw te gëstuwoo lii daw say responsabilité gënu koo rëy. kon nañu xoolaat seen taxawaay te xam ne àq njaboot am na ndax doom am na la say waajur di yaree même buñ fi nekkatul yàlla jëleen dina am looy jombale sa bopp donc lépp question d'éducation la ak yenn ci parents nañu baal yu daw seen responsabilité bàyyi xale yi ci lu leen neex ba far sànku. kon taxasolu bi tay loolu la woon ñu leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.